bismillahi irrahmani irrahim assalaamu aleykum ñi ngi dellu si waat di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci weer bu tedd bii di shahru ramadan xam naa bu ñu ñëwee rekk fas yéene àggale ñaari leçon yi ñu dese ci koor gi su ko defee loolu daf ñuy delloo si waat ci lañoo tuddee mission ndax comme yàlla dafa dogal ñu yore mission universelle mu boole ñoog ay compagnons yoo xam ni ñu am volonté lañu ñu ànd ak ñoom laaj na rekk ñu jàngal leen li hakim yi daan wax te mooy hakim yi dañu wax ni soo nekkee missionnaire nee nañu soo bëggee xam na ngay fexe ba atteindre sa objectif ñu ni dangay fexe rekk jàng mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que moom moo montré yoon bi ci wàllu mission su ko defee waliyu mursal yi yàlla indi ca gannaawam yépp ba ñu ñëwee ñoom ci mission yonent bi lañu jànge waaye mu mel ni it missionnaire bi moom li mu jot a jàng ci mission yonent bi ba tax mu am volonté lu mel noonu aussi compagnon bi war na fexe moom it ba jàng lu ni mel pour xam nan lay àndeek missionnaire bi lu am solo la ndax mission yonent bi dafa yaatu waaye foog ki nga xam ni mooy compagnon missionnaire bi foog mu xam ni gis nga yàlla su indee missionnaire ci jamono volonté bi yàlla di jox missionnaire bi ba nga xam ni dara du ko tee mu atteindre objectif am gis nga volonté boobu missionnaire bi di am ci jàllale message am volonté bu ni tollu ñi nga xam ni ñooy doon adversaire am ñoom it dinañ koy am pour yàq xelu ñi nga xam ni dañuy ànd ak missionnaire bi loolu boo nekkee ci mission boo ko xamul rekk doo dem kooku boo nekkee ci mission boo ko xamul rekk doo dem gis nga volonté bi missionnaire bi di am ba wax ni dana atteindre sama objectif volonté bu mel noonu yàlla dana indi ay nit ñoo xam ni ñoom it daañu ko am pour yàq xelu ñi nga xam ni dañuy ànd ak missionnaire bi loolu mission noonu la mës a doxe moo tax bu ñu indee benn exemple ci mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy exemple bu am solo boo xam ni képp kuy ànd ak missionnaire rekk war nga ko jàng yonent bi ñi nga xam ni bëggoon nañu contrecarrer diinal islam ba du taxaw daj nañu lu nekk pour saboter message yu yonent bi alxuraan indi na ko wax nañu ni njabarkat la saxaaba yi gëmuñu leen wax nañu ni ay jinne ñoo ko yor saxaaba yi gëmuñu leen wax nañu ni ay jinne la àndal saxaaba yi gëmuñu leen dem nañu ba wax ni sax wérul dem nañu ba ni wérul dafa am lu ko dese ci wàllu bopp waaye teewul it saxaaba yi gëmuñu leen ndax yàlla moo ko tontul moom yonent bi ci alxuraanul karim te ñi àndoon ak moom di ay compagnon
la ñuy dégg mooy kàddub yàlla mais du ñu déglu kàddu ñi nga xam ni ñoo doon jéem a nekk détracteur yonent bi. waaye gis nga yàlla joxoon na leen ñoom compagnon yooyu volonté ak engagement boo xam ni kenn mënul natt dëgg-dëgg dayo ba na mu toll. buñ ci joxee rek benn exemple boo xam ni kuy ànd ak missionnaire war nga ko xam. yonent bi dafa xëy fekk boobu ña doon daj lu nekk ci moom pour yàq mission daj nañu lu nekk, saxaaba yi dégluwuñ leen. nuy topp yonent bi rek fu mu dox ñu dox fa, fu mu dem ñu dem fa, pour bu ñu amee benn occasion bu tuuti rek mën ko jéem a diaboliser. waaye mënuñu fexe ba am occasion. yàlla xëy benn bis rek mu mel ni ñoom ni événement yi demee am nañu nag occasion boo xam ni war nañu mën a gën a yàq xelu compagnon yi ànd ak yonent bi. te ñoom seen occasion boobu moo doon yàlla dafa dogal yonent bi xëy rek bisu tabaski mu fas yéene dem ca place ba moo jiitee jullit ya pour ñu julli. ñu solal doomam ba ñoo tuddee Ibrahim, fekk ci 2 ans rek la toll. ñu solal ko jàllab bu rafet comme ni xale di def rek. yonent bi jàpp ci loxoom fas yéene dem pour jiite jullit yi nu julli tabaski. xale bi di daw jiitu baayam di yonent bi di daw ni xale di def rek su papaam jàppee ci loxoom. xale bi di daw rek fekk am na benn gëléem goo xam ni mi ngi tëdd ci benn suufu garab. xale bi daw ndeysaan te doomu yonent bi la di Ibrahim. mu daw rek gëléem gee ngi teg loosam ci suuf di nelaw. xale bi daw rek yéeg ci loosu gëléem gi tiit rek noonu mu jugee ni bëreet daal di taxaw. xam nga gëléem dafa njool. ba mu taxawee xale bi jóge ci kaw bopp gëléem gi daal di daanu ci suuf, loos bi dam. te doomu yonent bi la di Ibrahim. keroog fa la dundam yam. yonent bi def farataam ba mu warloog boroomam ba noppi. jullit yi di ko dëfal ndeysaan. waaye nag fekk tristesse jàpp na ko. bi ñu paree ci julli ba yonent bi ñëw ndeysaan daldi wéeru ca caru tàndarma ya nga xam ni moom la ràbbe sàkketu këram. mu daldi cay wéeru, ñépp xam ni dafa triste. saxaaba yi ngi wër ndeysaan toog ko, ñu ngi ko ñeewantal ci li dal doomam. waaye gis nga ci loolu rek ñi nga xam ni seen liggéey du woon lu dul jéem a yàq xelu compagnon yu ànd ak yonent bi, ñoom ñu daldi ñëw rek daldi teg benn xalaat. bi ñu agsee ñu ñëw ñi ngi fekk compagnon yi ñi ngi toog ànd ak yonent bi ma nga wéeru. yéeféer yi nga xam ni yàq xela leen tax a jóg ñëw rek daldi tàccu ni boobu ba léegi nee na saxaaba yi la ñuy waxal di ñu ni boobu ba léegi ñi ngi leen di yedd ngeen dëgër bopp. ni boobu ba léegi ñi ngi leen di wax ni bàyyi leen kii imposteur la, ngeen di dëgër bopp. ñu ni tey nag yàlla weer na ko. waaw saxaaba yi la ñuy waxal di waaw ñu ni tey nag yàlla weer na ko. ñenn ci saxaaba yi tourné ci compagnon yi laaj leen ni leen yéen li ngeen di diaboliser yonent bi xanaa war na doy, ndax kuy diaboliser nit ba mu am tristesse nga war ko mën a nag may mu dal. ñu ni déedéet, ñoom yéeféer yi ñu ni déedéet, dañu xam ni lañ leen doon wax ngeen di ko weddi, tey nag yàlla weer na leen. saxaaba yi laaj leen ni leen waa ci naka. ñu ni leen xam nga Ibrahim, xoola ñi ngi koy delloo ci yonent yàlla Ibrahim. ñu ni xam nga Ibrahim, ñu ni gis nga yonent la boo xam ni
ñun ñi ñëpp taxaw ñu ni ñun seede nañu ni yonent la ñu ni waaye gis nga yàlla sax seedeel na ka nekkam yonent moo tax ca géntam ga bi ñu ko santee mu rey doomam te yàlla doon natt pas-pasam fu mu toll yéeféer yi ni gis nga bi mu décidé rey Ismaïla yàlla dafa dem indi xar ca aljana jël xar bi def ko mu wuutu Ismaïla mu mujj rendi xar ba ñu ni nag gis nga pour yàlla wan ni leen ki ngeen àndal yéen mënul nekk yonent te nun waxoon nañ leen que da ngeen dëgër bopp nu ni gis nga yàlla bàyyi ba bisu tabaski tey mu rey doomam ci bisu tabaski ñu ni kon gis nga yàlla dafa am lum leen di wan xoola ni ñu mel ci yàq xel waaye gis nga li ñuy wax rek gis nga booy ànd ak missionnaire da ngay bàyyi ba xam mooy kan ba noppi ngay soogay ànd ak moom te boobu ñooñu ñu bëggoon yàq seen pas-pas ñoom xam nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kan ci ñoom waaye xam nañu aussi ni message bi yonent bi doon jàllale mënul doon mukk message boo xam ni message buy naxaate la waaye message yu dëgg la ca la ñaar ci saxaaba yi tourné ci ñoom ni leen gis nga li ngeen di wax ak di jël yonent bi di comparer dundam ak dundu yonent yàlla Ibrahim jël contraire bi def ko fii ni lii yàlla contraire bi la ci wane kon xëy na def yéen ñu yay ñaar ci saxaaba ni leen gis nga li ngeen di wax su ngeen ko bindoon même ci téere dinu ko jàngal bés bu xëy suñu nopp la muy indi mooy ñuy gën a weddi seen wax yu ñaaw yi yéen waaye di gën a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baat bu am solo la te ñee dañ doon jéem a yàq seen xel de waaye saxaaba yi ñaar ci ñoom ni leen gis nga li ngeen di wax pour weddi yonent bi ak yàq suñu xel su ngeen ko bindoon même ci téere di ñu ko jàngal chaque jour day tax nu gën a weddi seen wax yu ñaaw yi waaye gën a gëm nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan ca la yonent bi tourné ak kanam gu leer gi daal di muuñ xam nga lu ko muuñ loo mooy xam na ni ñi mu doon jàngal mokkal nañ waaye mooy aussi li ko yàlla garanti woon te mooy yàlla dina ko jox mbooloo qualité ñu ànd ak moom xam na ni keroog compagnon ya muy àndal mbooloo qualité lañ mu daldi muuñ bi mu muuñee ndeysaan yàlla yëg ca muuñu yonent bi ni sant la ni loolu yonent bi def ak ci tristesse bi mu jóge yàlla yëg ni loolu sant la yàlla nangul ko santam ndax moo wax la in shakartum la azidannakum boo ma santee ma dolli la bi ko yàlla nangulee santam nag pour dolli ko yàlla yabal jibril alayhi salaam jibril ñëw daldi koy tiim daldi wax yonent bi bismillahi rahmani rahim inna ahtaynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaani'aka huwa al abtar keroog jibril alayhi salaam ñëw tiim yonent bi ni ko ñi ngi tàmbalee ci turu yàlla mi yor yërmande àdduna waaye moom it mi yor yërmande àllaaxira ni ko inna ahtaynaaka al kawsar ni ko borom bi nee na bis ni ki tey jox nañ la géeju kawsar ak déggu kawsar na mu mel ca aljana nga xam ni nombre coupe yi toll coupe yi ñu fa teg nga xam ni moom lañ koy naane ni nombre coupe yi toll moo ëpp nombre biddéew yi ci asamaan kenn du fa dem nu lay servir nuy wax ni coupe yi dafa manqué muy géej goo xam ni bokk na ci dàq ci cafka ca aljana jibril ni ko borom bi nee na jox na la déggu kawsar inna ahtaynaaka al kawsar ni ko li ci des nag fa salli li rabbika wanhar kon gannaaw ba nga jugee rek nga julli sa julli ba noppi muy sa julli tabaski nga nag daal di jël sa xar nag daal di rey waaw daal di jël sa xar rek daal di rey ndeysaan pour wax ko boobu ni ko ñii di wax ni yenent yàlla ibrahim alayhi salaam yàlla dafa wuutaloon doomam jël xar teg ko ci palaasu ismaila yow it yàlla wuutal na la xar boo xam ni ci teraangaam la bokk
kon su la neexee rey sa xar waaw ni ko nag inna shaani ak huwal abtar waaw say noon ci mettit rek la ñuy dëkk waaw ni ko say noon ci mettit rek la ñuy dëkk parce que ni ko bés bu xëy dañuy gis sa avancement waaw sa avancement ci sa discours bu clair Jibril mooy wax ak yonent bi di ni ko sa avancement ci sa mbooloo qualité waaye sa avancement ci sa yiw bu bare inna axtaynaakal kawsar kon da nga gis ni loolu ku nekk war na ci jàng parce que boo ci jàngee rek di nga xam dëgg-dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu représenté ci mission mais aussi di nga xam compagnon yi ni ñu àndee woon ak moom ci mission kon tabarakallahu ñu ñëw ci deuxième point bi tabarakallahu bu ñu ñëwee ci beneen phase mission bu ñu war a jànge mooy dañuy ñëw rek ci mission Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif moom itam nga gis ni yàlla dénkoon na ko ay compagnon yi nga xam ni ñoom la daan àndal mu am ñoo xam ni xam nañ leen am ñoo xam ni xamuñu leen xëy na ñi mel na Aliou Harazim dañu ci gën a siiw ci seede yi Mawlaay Cheikh Tijani def ci ñoom ñu mel ni ñoom Aliou Tamasini ñu mel ni ñoom Muhammadul Qaali waaye ñu mel na ñoom Ibnu Mishri waaye ñu mel na ña nga xam ni tabarakallahu am nañu leen fii ci Afrique de l'Ouest kenn ku nekk xam seen cër waaye loolu yëpp buñ ko dajalee dañuy gis ni moom Cheikh Tijani Chérif mission mësul yomb waaye yàlla dénkoon na ko compagnon yoo xam ni gëm nañ ko gëm gu tolloog li mu leen jàngal ci lumière te ñu dund ko ci xàqul yaqin parce que moom Cheikh ñi nga xam ni dañ ko doon weddi fu ne lañu nekkoon ñi bind ay téere ñi ñëw ca ay compagnon wax ak ñoom waaye ñoom ñi ko doon weddi dañ doon wax ni pour ñu mën ko weddi ñoom benn kàddu rek lañ daan wax dañ daan ñëw ci ay compagnon Cheikh Tijani Chérif ni leen yéen ngeen defa ni seen sëriñ bi ngeen topp rek ngeen defa ni seen sëriñ bi ngeen topp rek li mu wax yanu na maanaa taalibe yi laaj leen lan la wax lu yanuwul maanaa ñu ni nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo dekki ñëw jox ko wérd bi ci loo xam ni du nelaw du gëmmentu ñu ni nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo dekki ñëw jox ko wérd bi di wérdu tariqa tijaniya ci loo xam ni du nelaw du gëmment loolu lañ doon utiliser pour foog ni mën nañu yàq xelu compagnon Cheikh Tijani yi ni leen xam ngeen ni loolu yanuwul maanaa xam ngeen ni loolu kenn mënu ko dégg wax waaye compagnon yi àndoon ak Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ñu wax leen ni leen ñoom seen problème nekkul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ñëwee jox wérdu tariqa tijaniya Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif directement te jaaralewu ko ci loxo kenn ñu ni ñoom loolu du seen problème bi leen détracteuru Cheikh Tijani Chérif yi laajee ni lu tax loolu doonul seen problème ni leen pourtant loolu moo waroon doon seen problème ñu ni ñoom loolu doonul seen problème ndax lu tax ñu ni ñoom dañuy dund nuuru Muhammad di la lumière du prophète ñu ni ñoom dañ koy dund ci xàqul yaqin ñoom compagnon Cheikh Tijani Chérif ñoo ko tontu détracteuru Cheikh Tijani yi ñu ni leen ñun dañuy dund nuuru Muhammad la lumière du prophète Mohammed paix et salut sur lui ñu ni ñun dañ koy dund ci xàqul yaqin maanaam ñu ni ñun sunu sëriñ di Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ñu ni leen mu wax ni yonent bi ñëw na jox ko wérdu tariqa tijaniya ñun ñu ko gëmee du rek dañu basé ci waxam gëm ko
mais ñun taalibeem ñun dañuy gis yonent bi Muhammad ñun dañ koy gis. compagnon Cheikh Tidiane yi ni leen ñun ñii dañ koy gis ci malaanu wasifa nii janoog moom, ñii di zikr nii gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñii tëdd di gént yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ni leen te yonent bi waxoon na ni moom seytaane mënul jël mukk jëmmam. te ñun nuñ koy gisee dañu koy gis mu leer naññ ñu xam ni kii mooy Muhammad, ñu gis ko mu taaru ñu xàmme ni kii mooy Muhammad, ñu gis ko mu taxawee léeg-léeg jëmmi arabam ba na mu meloon ba ñëpp xam ca motam nga ak sellaayam ba ni kii mooy jëmmi Muhammad. compagnon Cheikh Tijani ni leen ñun looloo tax ñu gëm ni Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani mii nga xam ni moo nu jox salaatul fatiha tarbiyu ñu wax ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu dul nelaw, ci lu dul janeer, ci lu dul gëmmentu moo ko feeñu jox ko wérdu tariqa tijaniya. compagnon yi ni leen nin ko gëmee mooy ñun dañuy dund nuuru Muhammad ci xàqul yaqin. ñoom moo tax seen détracteur mënatul woon am argument, parce que ñoom li ñu bëggoon période boobu yàqee xelu compagnon yi ànd ak Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani mooy dañu bëggoon wax ni nan la Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani yonent bi làkku ñu ni denc nañ ko, nan lay dellusee di jox Cheikh Tijani Chérif wérdu tariqa tijaniya. faf nag compagnon ya comme yar nañ leen ñoom ci lumière, ñoom ñu wax détracteurs yi ni leen ñun suñu bopp dañuy gis Sayyidina Muhammad, dañu koy gént, dañuy zikr léeg-léeg di jàkkaarloog moom nii ci doole jawharatul kamal bi nga xam ni moom lañ yor. ña bëggoon yàq seen xel bëgg leen ni loolu na ma nekke ñu delloo si leen hadis ni leen yonent bi moo wax ni boo ko gisee moom la, parce que iblis mënul jël jëmmam, seytaane mënul jël jëmmam, kon yonent bi moo layal boppam. moo tax ñoom bi ñu waxee loolu ña nga xam ni bëggoon nañu yàq seen xel ca ëtt Cheikh Tijani Chérif mujj na ñooñu amatuñu argument. looloo tax nag bi ñu amatul argument lan la ñu mujjoon def mooy seen kàddu yépp ay saaga rek la doon mais doonatul kàddu goo xam ni day tegu ci xam-xam. parce que ña ànd ak Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif wax nañ leen ni ñun du rek dañu basé wu ci li nga xam ni moom la sunu sëriñ Cheikh Tijani Chérif wax, dañu basé wu ci ni lëm ñu wax daf ko def ci ñun, maanaam daf ñu ko wax ba noppi def ko ci ñun ñuy dund nuuru Muhammad ci xàqul yaqin, di gént Muhammad, di gis Muhammad nii ci bu ñu zikr, ñenn ñi di ko gis nii ci malaanu wasif. loolu moo leen sauvé ñoom ba tey ji seen tur fu nekk mu àgg fa, parce que Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani tarbiya ba mu leen defal ñoom compagnon yooyu mooy a tarbiyatu rox, mooy fexe na yar na seen rox bala nga xam ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundal na ko moom ci xàqul yaqin ci lumière, fexe na ba comp ci lumière boobu moom it dundal ci ay compagnon ci xàqul yaqin. te loolu defe naa ni tant que cheikhu tarbiya bi mënu ko ci ñi ànd ak moom kon am na lu des. parce que gis nga yàlla pour protéger compagnon yi nga xam ni daf leen di booleeg missionnaire am, yàlla pour protéger leen moo tax mu di leen bëttal monde baatin, di leen yëkkatil voile yi, di leen wan réalité ya fa ne. xam nga réalité ya lan la ca yàlla jublu mooy ñu dëggal seen ngëm ñoom, waaye mu dëgëral seen ngëm. sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumu annahu alhaq. kon am na loo xam ni da ngay dem yow ba mujj seedeel ko sa bopp ci yaqin. waaye yaqin boobu rek du question ni sa martaba wala sa wilaaya rek moo tax, mais yàlla yow mi ànd ak missionnaire bi bu la koy wan mooy pour loolu dëggal sa bopp ci cercle bi nga nekk, muy cercle restreint, parce que missionnaire ñi ànd ak moom ñëpp dañ leen di tànn, muy cercle restreint. cercle boobu pour dëggal ci sa bopp moo tax yàlla di la wan kéemaan yooyu pour lan la mooy pour nga xam dëgg-dëgg réalité lumière bi ngay dund ci ki ngay àndal, réalité boobu ca fan lay dellu. looloo taxoon compagnon Cheikh Tijani Chérif yi wax ay détracteur am ni leen ñun tooguñu rek Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani wax ñu ni yonent bee ko feeñu nii ci zahir jox ko wér du tariqa tijaniya ñu xam cëru cheikh rek ñu nangu loolu. ñun daf ñu dundal ci nuuru Muhammad ci xàqul yaqin ba ñu wax leen ni ñun taalibe yi
dañuy gis non seulement Sayyidina Muhammad mais dañu koy gis léeg-léeg ci malaan, ñenn ñi sax dañ koy gis ci gént. ñii dañuy zikr jàkkaarloog moom. ñu ni ko ci noonu nag taalibe yi ni leen ci noonu la ñu basé woo gëm Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ni waxuma la mu wax sax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox wérd bi ci zaahir ñu gis, waaye moog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax ñoo dëkk. bi ñu bëgg yàqee seen xel laajaat leen ni ban argument ngeen mën a am ba wax ni léegi yamatu leen ci ni Cheikh Tijani Chérif mii yonent bi rek moo ko jox wérd bi nii ci zaahir, mais léegi da ngeen wax ni moog yonent bi ñoo dëkk. ñu laaj leen ni lan mooy seen argument. compagnon yi ni leen sunu argument mooy sunu gént yi fu ñuy gisee Sayyidi Ahmad di yonent bi dañuy gis ci wetam Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif. ñu ni beneen bi itam mooy li ci ëpp bu ñuy janeer sallallahu alayhi wa sallam di yonent bi dañuy janeer Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ci wetam. ñu ni beneen bi mooy buñ koy gis ci malaan aussi donte Cheikh Tijani ngi toog jàkkaarloog ñun dañuy gis mu mel ni ñaari jëmm, beneen jëmm bee ngi kolewu ci wetu Muhammad. ñu ni buñ koy gis nii ci zahir lu ci ëpp bu ñu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu gestoo gis Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani. compagnon yi ni leen moo tax waxatunu ni rek dañu d'accord ci li Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani wax ni yonent bi moo ko jox wérd bi ci zahir, mais dañu d'accord ni sax ndekete ñoom ñaar ñoo dëkk. ni benn voile kese moo nëbbu kanamu Sayyidina Muhammad ba nga xam ni bët yi yàlla deful leer moo tax duñ ko mën a gis. waaye ñu ni yàlla su defee leer ci sa bët, muy ci sa bëtu xol wala sa bëtu rox, wala mu def ko ci sa bëtu zahir, da nga mën a gis ni foo gisee Cheikh Tijani Chérif da nga gis yonent bi ci ndeyjooram, waaye foo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga gis Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif moom it ci ndeyjooram. loolu la compagnon yu wax. ñi nga xam ni bëggoon nañ leen génne ca la ñu nekkoon ba tax na ñoom ca la ñu mujje xam ni ñii amatuñu benn argument pour mën leen convaincre ba génne leen ci lumière gu ñuy dund. parce que xam nga léeg-léeg nga gis ku wax sax dafay jaaxle. li koy jaaxal nee na li ci ëpp boo nekkee ci wàllu àdduna wala nga nekk ci wàllu lëndëm wala nga nekk di def lu la neex doo dégg kenn ku la yàdd. ñu jaaxle ni pourtant li leen di jaaxal mooy boo duggee ci lumière rek nit ñi commencé la yàdd naan la bàyyi lii ak lii ay naxaate la ak lii baaxul ak lii ay jinne la ak leneen. ñu bari di jaaxle ni lu tax loolu. mën ni lu tax loolu kooku réponse bu yomb la mooy parce que nit ki nga xam ni moom dafa topp àdduna daal di gëlëm rek yoonam nekkul ci lu dul li ci àdduna, kooku amul problème ak iblis. ki nga xam ni aussi moom dafa topp lu neex bakkanam, kooku amul problème ak iblis, ndax iblis daf ko ci encourage. Iblis ki mu am problème ak moom mooy ki nga xam ni dafa dem di toppi lumière, kooku moo am problème ak iblis. léegi nag dès l'instant que mu dem di topp lumière, su boobaa iblis dafay jël ay nitam, ndax gis nga yàlla ni mu amee ay wóliyoom noonu la aussi iblis amee ay nitam moom yu mu formeel boppam. su boobaa iblis day jël nitam yi mu formeel boppam retourner leen ci nit ki nga xam ni day topp lumière, pour minute bu ne ñu nekk ci noppam di yàq xelam, waaye minute bu ne ñu nekk di ko jéem a décourager, waaye minute bu ne ñuy xool nan lañ koy génneel ci loolu ba delloowaat ko ci lëndëm bi nga xam ni moom la iblis bëgg mu nekk ci. loolu mooy réponse bi. moo tax ngay dégg léeg-léeg nit ni man dama jaaxle, boo toppee àdduna di topp musique yi di def lu la neex da ngay gis ni kenn du la yedd. soo toppee sa bakkan di def lu la neex di dem ci boîte yi da ngay gis kenn du la yedd. ñu ni waaye boo jugee commencé wasifa rek, wala nga jug commencé dem ci tournée nationale yi rek, wala nga jug commencé ànd ak missionnaire rek, nga gis ku nekk ñëw di la yedd. ni loolu lu leen jaaxal lan la. ma ni leen lan la mooy iblis mooy former ay nitam ni leen diw am naag man problème, ndax léegi gedd na lëndëm dem na dugg ci lumière. fexe leen nag def lu nekk ba génneel ma ko ci lumière bi delloo ko ci lëndëm bi. léegi nag ñooñu comme iblis moom du ñëw ak tànkam, ñooy ñëw ak seen tànk nekk sa nopp di yàq sa xel ak naan la lii naxaate la ak lii ay jinne la ak di wax ba bu fekkente ni yàlla sàmm la musal la ci iblis, dañu lay récupérer ñoom delloo la iblis dugalaat la ca lëndëm ga nga nekkoon. moo tax il faut faire très attention ci yu mel noonu. waaye loolu aussi pour nga mën ko xam maîtriser ko, il faut nga jàng de A à Z histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mission am ak ñi mu àndaloon li nu dajoon. waaye il faut nga jàng aussi
de A à Z Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif dundam ca Fès ak compagnon yi nga xam ni ñoom la àndaloon. parce que foog naa ni yooyu boo ko jàngee da nga mën a xam dëgg-dëgg ni ñi nga xam ni dañu nekk ay compagnon missionnaire bu yàlla gërëm ñoom amul kenn koo xam ni mës na ci am jamono ju muy noppalu, parce que lu dul ni fukki nit a ngi ci sa nopp bis bu nekk ñuy xool nañu yàqee sa xel pour génne la ca lumière ga ba delloo la ci lëndëm. kon yàlla nañu yàlla sàmmal lumière bi ñu nekk, yàlla nañu yàlla sàmmal mission bi nga xam ni moom la ñu yor, waaye yàlla nañu yàlla sàmmal ni nga xam ni noonu la ñuy àndee ci mission universelle bii nga xam ni mooy mission de la fin des temps. yàlla desal ñu ci ba noppi jàppale ñu ba message ba ñuy jàllale ñu jàllale ko ba képp koo xam ni rek xolam lëndëmoon na yàlla na ci yàlla jaare leeral xolam ba mu dund ci xaqul yaqiin ba dund ci mission bi, parce que lii moom mooy li nga xam ni moo ñu mën a jëriñ ëllëg tabaarakallaahu. kon nag ñu ngi dellu di ziyaare mbokk yu tedd yépp, waaye di nuyu mbokk yu tedd yépp, di leen sant di kontaan loolu ci ni ñu àndee woon ci shahru ramadan bi yépp, ci la ñoo tuddee leçon du ramadan bi. di leen ñaanal yàlla na leen yàlla may yéen ñëpp ngeen fekkee waat déwén te tal ko, ànd ak wér-gi-yaram, ànd ak gudd fan, ànd ak yokkute ci zahir ak ci baatin, te lépp doon loo xam ni lu yàlla gërëm lay doon ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye ci leeru Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu taala anhu. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.